ñaar fukki at ba parfois fanweeri at ci lay soppaliku nekk cancer loolu nag moo xaw a doy waar parce que at yooyu yëpp jàngoro bi du wane boppam moo tax ñuy wax cancer bi day yoot ca at yooyu yëpp jigéen bi day foog ne amul dara te fekk jàngoro bi ngi soppaliku di nekk musiba boobu nekk cancer. Sensibilisation ba xam ni jàngoro bi di toogee dépistage bi maanaam fagaru ba gëstu doomu jàngoro boobu balaa muy nekk cancer loolu mooy caabi bi loolu mooy tax tey jigéen mën a mucc ci jàngoro boobu te ci lu yomb parce que sensibiliser waxtaan la donc bu ñuy lawal ci relais yi bu ñuy lawal ci bàjjeni gox yi bu ñuy lawal ci personnel médical beeg yëpp dépistage bi tamit tey lu yomb la parce que am nañ tey ay méthodes yoo xam ne fépp foo dem ci àll yu sori yi sax mën nañ utiliser méthodes yooyu ndax méthode yooyu moom la ñuy wax inspection visuelle du col à l'acide acétique et au ligol mooy IVA IVL tey koo ko jàngal ci àll bi muy bàjjenu gox yi sax war nañ ko mën a xam parce que xool butitu njurukaay bi xam ndax lii lu normal la wala lu normal loolu defe naa ne tey ci la ñu sukkandiku pour yokk formation bi comme amuñu ay docteurs yu doy ci àll yeeg yooyu dañu bëgg a former personnel médical bi nga xam ne mu ngi ci gox yu sori yooyu nga xam ne ñoom rek la askan wi di gis ñu former leen ci ay méthodes yu yomb yoo xam ne bu ñu demee ba xam ne lii normalul ñun dinañ ko mottali ci dëkk bi ak ay analyse yoo xam ne dinañ mën a gëstu jàngoro bi faj ko balaa muy nekk cancer. li ko indi depuis daaw la ci sensibilisation bu ñu defee woon fii exactement Parcelles ñu gis jàngoro bi ni muy def jigéen yi ñu ne waaw octobre rose initiative bu baax la waaye dafa doyul ndax lu mel ni jàngoro boobu dañ ci war a xëy di ci gont pour mun a sauver jigéen bi waaye dëgg la ne octobre rose dañuy def action yu bëri defe naa ne action yooyu dañ ko war a xëyee di ko gontoo pour mun a sauver jigéen yi ndax boo demee ci dëkk nasaraan yi boo ne salaamaaleykum ñu ne la kay def dépistage loolu lañ bëgg a def fii itam ci suñu dëkk yi ndax loolu moo ñu mun a aar ci jàngoro bi ndax jigéen yi buñ xasee ba def dépistage fàtte nañ seen bopp te loolu day mel ni defuñ dara. jigéen ñi daanaka tey liggéey biñ jot a def ci sensibilisation bi defe naa ne am na tey résultat yu bëri ndax tey boo gisee jigéen ñi ñoom ci seen bopp ñoo koy laaj jigéen ñi communes yi yëpp fiñ jot a jaar parce que ñun sunu année rose bi commencé nañ ko depuis ci weeri koor bi tàmbali nañ ko ndax commune bu nekk ñu ngi fay dem di waxtaan ak présidente association yi ci concept bu bees bi di année rose te defe naa ne ñoom ñëpp adhéré nañ ci ndax loolu mooy wane ne tey ñoom ñëpp dagee nañ fi ci pré-lancement bi nga xam ne moom la ñu jagleel jàngoro bi muy année rose te yaakaar naa ne dina gën a law dina gën a dem ci kanam. fexe ba cancer bi bañ fi toog et c'est possible pour ne pas être trop prétentieuse c'est possible parce que boo seetloo li ma la wax jàngoro bi tey xam nañ li koy indi ñun gynécologue yi xam nañ li koy indi doomu jàngoro boobu la di papillomavirus looloo tax tey sax ñu ki sukkandiku di def ay ñàkk pour xale tout tànk yi kon nag tey bu ñu xamee li koy indi xeex bi war na yomb sensibilisation à outrance c'est-à-dire bés bu nekk au quotidien dépistage au quotidien et un suivi adéquat loolu moo mën a tax tey ñu mën a atteindre suñu objectif yooyu di zéro cancer te mën na nekk parce que doomu jàngoro boobu góom lay tàmbalee góom boobu bu dee jigéen bu nekk ci néegu sëy mën nañ ko lakk wala ñu opéré ko bu dee jigéen bu amatul doom mën nañ ko dagg sànni fële kon nag buñ ko defee defe naa cancer du fi nekk parce que góom boobu mooy soppali ku nekk cancer. année rose bi ñu jël nga xam ne dafa war a rose pour jigéen yëpp dafa war a nekk loo xam ne vraiment tawféex la ci jigéen yëpp dinañ ci ànd ak ñoom accompagner leen ak esprit de solidarité bi nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko commencé développer seen biir ndax boo déggee sànq benn présidente commune nee na ñoom def nañ sax caisse rose maanaam teg nañ caisse boo xam ne képp bonne volonté bu jaar dina ci def dara ñoom ci seen bopp dinañ ci def dara ak ñëpp képp ku leen bëgg a dimbale donc defe naa ne loolu buñ ko defee dinañ yombal prise en charge yi ak ñi nga xam ne soxla nañ ko dinañ ko yombal bu baax a baax
dañ ci war di wax bés bu nekk di sensibiliser ñëpp di sensibiliser tamit pouvoir public yi ni ñu def tey ba am gratuité de césarienne ñu ngi interpeller pouvoir public yi pour mën a am tamit dépistage gratuit am ay mammographie gratuit loolu la jigéen yi soxla tey te defe naa ne loolu lu yombale ci suñu pouvoir donc maa ngi interpeller le président de la République via le ministère de la santé pour ñu xalaat ci question boobu ndax jàngoro bi kat daf ñu yàpp parce que jàngoro boo xam ne tey buñ ci jógee du fi toog ñu koy négliger ba mu indi lii war nañ ci taxaw léegi ndax ñun taluñu faj ay cancer dañoo tala développer suñu dëkk bi. depuis ci mois de carême bi ñu ngi koy doxal dugg ci jigéen ñi dem ci organisation féminine di waxtaan ak ñoom xamal leen ak docteur Rose parce que le cadre de concertation des organisations féminines dafa nekk en collaboration avec Médecins International bu docteur Rose initiative yi foofu la jógee dañu gis ne octobre la ñuy dépister ak par rapport ak envergure bi nga xam ne feebar baa ngi koy jël ñu gis ne octobre dafa doyatul pour jigéen ñi kon concept boobu foofu la jógee docteur Rose ne damay ànd ak jigéen ñi ñu def année rose donc toute l'année nous allons dépister les femmes on va sensibiliser les femmes et les dépister. ci Médina déjà organisé na benn sensibilisation bu mag bu ñu jógee Médina waa Grand Yoff tamit organisé benn bu mag jógee foofu waa Grand Dakar tamit organisé mais lu ñu gën a neex ci organisation bi suñu concept bi ñun yemuñu seulement ci cancer bi ci faj cancer bi parce que comme nous sommes des femmes de développement Olof Diaye nee na balaa ngay ne naam ne fa balaa ngay mën a développer d'abord def say activité génératrice de revenu day fekk yow nga am sa santé nga am sa wér gu yaram kon ñun ci kaw loolu dépistage boobu bi ñu xam ne bu ñu ko defee ba pare dañu implanter la caisse rose parce que nous tenons à la solidarité entre femmes la caisse rose qui consiste à amener les femmes ñoom même ñi nga xam ne dugal seen loxo ci mbir bi lu waay am keroog bu ñu koy def Grand Yoff 10 000 5 000 1000 francs 100 francs sa gis nañu fa waaye li nga mën pour teg la caisse rose la caisse rose lii mooy njëriñam bu ñu tegee caisse rose bi après on va voir les élus locaux dinañu xool les personnes ressources des quartiers dañu xool tamit les sociétés yi nga xam ne ñu ngi ci quartier yi ñu ngi ci communes yi pour la RSE ñoom tamit ñu dugal ci seen loxo su ko defee bu ñu ñëwee ci commune dépisté ba pare ñu gis des mara deytaal yi ñu ngi ñaan mu bañ a am bu ñu gisee ne y a des femmes qui présentent des lésions précancéreuses ñoom dañuy jëkk a xool seen kees ñaata la ñu am seen kees ci kaw loolu ñu am seen kees ñu xool aussi ak docteur Wardini ak suñu partenaires yi ñaata la ñuy compléter pour faj ñooñu parce que dara gënul métti nga dépister jigéen ba pare ne ko tu as des lésions précancéreuses demal faju ci te xamoo moom fu mu toll kon ñun loolu dañ koy def nous avons la caisse rose deuxièmement aussi dañ ci boole le volet développement parce que en général les femmes bu ñu leen dépister les coûts sont très élevés dañ leen di former en entrepreneuriat et aussi en technique jàngal leen ni nga yoree sa organisation na nga koy développer loolu dañ leen defal formation bu pare on est aussi à la recherche de partenaires donc aussi c'est un cri de cœur on est à la recherche de partenaires pour ces femmes là parce que c'est très coûteux wax naa ko sànq c'est très coûteux bëgg nañu jigéen ji mu garder dignité am bu waree dem defi chimio mu dem defi chimio bu soxlaa passe pour dem fenn mu dem defal ko boppam mu bañ a nekk en retrait par rapport à la société parce que da ngay toll yenn saa yi fi nga xam ne yow sa bopp sa yaay daw nit ñi mais nag dañuy defar jigéen boobu de telle sorte que nit ñi ñooy ñëw vers yow parce que da ngay nekk benn actrice de développement tu génères des revenus tu deviens autonome di nga faj sa bopp di nga demal sa bopp ba nga xam ne boo amee ku la xeexleel aussi ñoom tamit di nga xam ne yow sa loxo ngi ci biir kon concept yooyu tamit def nañ ko aussi ñu am aussi le concept environnemental mu ñu nee octobre rose rose dafa rafet rose dafa set rose dafa sell dañu bëgg ñu sell suñu biir yaram sell dans les foyers sell suñu environnement aussi sell aussi économiquement ñu ngi ko commencé département de Dakar mais dañ ko bëgg a wëral Sénégal wër ñu këpp parce que Sénégal jigéen ñi yëpp yemuñu département de Dakar nous sommes un peu partout déjà nous sommes la frange la plus sensible au point de vue nombre kon yemaluñu ko Dakar déjà ci suñu liste bi waa Pikine ñu ngi ci biir waa Grand Yoff ñu ngi waa Guédiawaye jusqu'à Rufisque elles sont toujours sur la liste d'attente. Le plus intéressant encore il y aura des formations mbajanu gox yi dañ leen di former les personnes ñi nga xam ne dañu nekk ci ay structures de santé très reculées ñu mënul dépister dañ leen di former xool nu ñuy dépister nga xam ne bu ñu fa jógee dem fa bu dul yomb déjà ils sont sur place si on prend le cas de Dialambéré le maire déjà nous a sollicité
au niveau c'est Kolda bu ñu demee daañu ko former le personnel de santé les bajenu gox yi nga fa nekk yi nga xam ne si docteur Rose revient à Dakar ñoom dinañu mën a def suivi bi fii di def sensibilisation bi kon ñun comme ni ma ko waxee docteur Rose ak cas de concertation ñun dañu ñëw pour appuyer l'action du chef de l'État. On a la césarienne gratuite, la césarienne, elle est gratuite. On a le plan Sésame, on a le SEMU, on a les moustiquaires, on a la gratuité de la consultation de 0 à 5 ans. Nous, les femmes du cadre de concertation de Dakar et Médecins International, on vient en appui au chef de l'État ci gratuité boobu muy def ñun tamit dañ ciy wone suñu bopp parce que ndimbal la ciy fekkee suñu borom parce que xam nañ ne si on n'a pas la santé on ne pourra pas développer donc la condition sine qua non bi nga xam ne moom mooy développement bi mooy la santé d'abord. ñu ngi tendre suñu loxo tamit suñuy góor suñuy càmmiñ ñu ñëw jàpp ci sensibilisation parce que même ton fils ou bien sa njëkkër mën na la rappeler yow est-ce que ren dépisté nga est-ce que doo dem dépisté kon affaire xeex boobu concerné wu jigéen ñi kese ñëpp la concerné parce que xam nañu l'importance de la femme dans un foyer quand la femme est absente la situation du foyer kon bu ci góor jàpp dugalee loxoom boppam la ko defaral bu ci doom bu góor dugalee loxoom boppam la ci defar kon c'est une question c'est une affaire familiale c'est une affaire nationale c'est une affaire de tout le monde kon aussi nous lançons un grand appel au chef de l'État aux personnes ressources ñi nga xam ne ñu ngi ci état bi ñu xam ne lancé nañu tey octobre année rose une année rose les femmes seront dépistées chaque jour les femmes seront sensibilisées chaque jour ñu am suñu objectif je pense que suñu objectif fu ñu ko teg buñ fa eggee buñ ko éradiqué wul cancer dina wàññeeku bu baax a baax te xam nañ ne cancer ak nu mu chéré bu wàññeeku rek xëy na émergence dëkk bi sax dina vraiment dina jëm kanam parce que boule la c'est vraiment un fond de kii day engouffré xaalis ba suñu waxee cancer suñu fit yëpp day dem surtout man dama ko dund à Grand Yoff ñu toog benn mois boo xam ne am nañ 4 à 5 femmes yoo xam ne décédé nañ ndax cancer boobu jaaxle woon nañ suñu fit yi dem na te nag ku nekk xam ne ne jamono ji métti na xaalis amu te faju bi métti na te ay xale yu ndaw lañu amuñu les moyens seen jëkkër amu ko seen famille amu ko suñ ko amee dañ ciy dem ba jeexal te du tax ñu wér noonu la ñuy demee donc tax nag ñun ñu takku nag jóg surtout la commune de Grand Yoff ñu oo fa Rose Wardini mu ñëw def fa benn sensibilisation parce que il faut ñu sensibiliser femmes yi ba nga xam ne wax leen lan mooy cancer bi wax leen lan lay def ci yaramu doomu aadama ba nga xam ne ñoom dinañ ko mën a jóg di ko aar jigéen ñëpp kenn umpalewul fu cancer actuellement ci doomu aadama yi donc ci loolu mooy suñu taxawaay ñu sensibiliser leen wax leen ko dem leen dépister ji xool ko chaque année dem leen dépister ji donc am na foo xam ne da ngay dem doo fay yaa ngi ñu ngi lay defal chimio bi doo fay donc ñaax leen daal pour ñu jóg dem seeti ko balaa muy trop tard parce que boo demee comme ni ko docteur Rose waxee toog ba mu gañe la ñu lay opérer di la defal ay chimio du jëriñati dara ci génn àddina rek te ñaanuñ ko yàlla donc ñu bëgg ko stopper pour que jigéen ñi jóg bul xaar ba feebar wala yëg lu la métti demal nga seet soo amee ñu teel koo dindi teel koo faj ñun jigéenu Grand Yoff nag ñu taxaw nag ne dañuy dimbale suñu doom yi ak suñu mbokk jigéen ñi képp kuñ ci seet xam ne am nga jàngoro bi mu ngi commencé dañuy ñu def lu ñuy wax caisse rose caisse rose mooy ku nekk loo am rek nga def ci ndax faju bi métti na ko defee bu ñu xamee ne nangam lañ cay faj ñu dindi def ci ànd ko nag ak docteur Rose Wardini nag mu jàpp ci lool nag taxaw ci lool ndax mën nañ la consulter mën nañ la seetal defal la yépp mais nag am na foo xam ne il faut suñu loxo dugg ci nag ndax ndimbal na ci fekk loxol borom looloo tax ñu def caisse rose ku ñu gis na am na feebar bi ñu def ci population Grand Yoff yëpp jàpp ci nag lu waay am def ci ba léegi da ngay gis ku ñëw ne ah seen kees gi fu mu toll am leen ba amagu leen feebar ñaanuñu yàlla am ko donc loolu nga xam ne kon esprit yëpp a ngi ci ñëpp a ngi seen xelañ ci cancer ba nga xam ne ku ci nekk ba nga dimbale jigéen ñi sànni ci sa dërëm wala sa ñaar dërëm sa suñu kenn da ngay gis te ku ñëw teg ñaar fukk ki teg téeméer kii teg junni kii teg ñaari junni ñu boole def suñu kees kuñ ci gis feebar ñu jàppale la ci te yàlla tax léegi nga gis ko ñëw ne la ah man de sama ween bi dafa am donju nga ne ko dawal nga dem seeti ko comme ni ko docteur waxee du donju rek cancer la comme ni ko am na donju yoo xam ne yu ndaw la comme genre table la yooyu du def dara mais am na donju yu dëgër këj yooyu da ngay dem seeti ko bu dee moom la ñu teel koo dindi boo gisee sa ween di pétiller sax naan ah man de sama ween bi ni muy def nga ne ko dawal nga dem topp ci nag
taxawu dem nag parce que jigéen ñi daf ci am ñoo xam ne dañu sàggan da ngay dem da nga lii dalay dar rek nga toog su ma demee dañ may laaj xaalis aw ma xaalis bi ñun looloo gën a tax ñu def docteur kii ak tamit dépistage bi bu ñu amoon machine yu gën a bari pour que résultat yi di gaaw a génn parce que des fois tamit femmes yi bu ñu demee ñaari am na ci ñoo xamante ne dañuy am paresse boo xam ne soo demee ñaari yoon rek kiiwul ñu daal di bàyyi noonu te loolu tamit day kii am ñoo xamante ni tamit sensibilisation ba tey des na parce que des fois femme daf koy yore naan dañ maa liggéey dem di faju leneen wala ngay naan ay sunguf ba affaire bi ëpp la doole lu ci bëri nag loolu moo ko indi parce que dañu naan dañ maa liggéey ak ay dañ maa nii ba affaire bi ëpp la doole ñu ne woon bu ñu fekkoon ne moyen bi moom mammographie bi surtout ak rek bu ñu dépister résultats yi di gaaw a génn. C'est une maladie qui tue silencieusement lay rey comme tension ni muy def noonu lay def te tension sax di nga dem docteur mu gaaw ko gis madame Virginie li mu wax noonu la demee mu nekk feebar bu doy waar bu metti boo xam ne day ravager sa famille door lay jël askan wu mu dugg rek fu mu dugg néeg bu mu dugg maar day taali balaa muy dem ñooñu jeexal kon nag ñuy lii nga xam ne moom la suñu borom indil ñu koo xam ne muy madame Rose am na yërmaane si jigéen ñi di ko dox guddeeg bëccëg ndax man ba ma ko dalee gis yàgg na wax naa ko keroog bi mu ñëwee Grand Yoff bi ma koy gis muy sillonné ci àll bi di dox dama doon wax naan ndax kii madame Viviane la ñu naan ma déedéet bi ma ko dégloo parce que ñoo bokk projet ndax kooku santé daf ko ñoroon yow na nga ñëw joggati ko li ngay def ba tey ngay def ak sa seede yàlla ngay dem ak sa doole sa xel yàlla di la ci dimbali kon ñun amuñu sa fay yàlla rek moo am sa fay nii nga ñu taxawoon yàlla na la yàlla taxawoon noonu ndax buñ nee cancer am na da ngay xool bi ñu nekkee fii di boot suñu doom yi ñu leen di vacciner ñàkk polio amoon na fi dañ daan dem hôpital yi fu ne di fa dem di ñàkk suñu doom yi léegi polio dafa jeex Sénégal amatu fi parce que dañu cee def suñu xel def ci suñu xol ndax suñu doom yi jur bëgguñu mu ñoom ay laago ni ñu ko defoon suñu doom yi di dem dëkk ak dëkk di ñàkk di dem quartier ba yàlla xëccal ñu santé ba mu jege ñu foo geesu gis fu ñàkk sa doom loolu yàlla dindi fi loolu tuberculose yi yépp suñu borom teggi na ko fi la majeure partie boog amatu fi suñu indilee li nga xam ne cancer moo gën a cher ci àddina muy feebar boo xam ne day làq fu ne lay génn ci nit nag muy fu ne fu yàlla dind di rek dana fa génn ci nit yal na yàlla muccal ñu si moom mu ñëw ak kàttanam ak dooleem nag ànd ak ay partenaire am mooy yàlla parce que moom rek la ñu gis muy dox suñu borom di ko dimbali mu ñëw si ñun di ñu fekk si niñ doon demee di ñàkk suñu doom yi tey ñu indil ñu ko moom mu ñëw fekk suñu kooku ndimbalu yàlla la kon yal na la yàlla fay bi ni polier bi nga xam ne feete nañ ko ne amatul Sénégal kon yal na ñu dund ba cancer ñu ne amatul Sénégal ndax sonal na askan wi. yegsi nañ ci suñu càppaandaw émission tey nag suñu minute conseil ñu fas yéene ko digleel soxna yi ci ni ñuy def ba fagaru ci cancer buntu ci jurukaay yi ak tamit cancer wu ween. continuer ci xeex bi rek ni ngi tàmbalee nii gëm ko di ko def ànd nag ñoom ñëpp a ànd lëkkaloo di sensibiliser seen mbokk yi di sensibiliser seen sœurs yi seen maman yi ak pouvoir yi bonne volonté yi nañ continuer ci loolu defe naa ne buñ ci compter dinañ am résultat bu baax ndax bëgg nañ dem tey ba nga xam ne lépp luy dem ci dépistage ak ci prise en charge war nañ ko mën a dem uuti ñun jigéen yi teg war nañ mën a interpeller pouvoir public ñu jàppale ñu ci war nañ toog uuti ay machine mammographie ba nga xam ne jigéen tey duñu soxlaati sax teg pour def mammographie. ñun fu ñu jëm d'abord mooy amener les femmes à faire un dépistage systématique l'année chaque année nga xam ne yow war nga dem dépister wu parce que c'est des lésions qui peuvent durer 10 ans 15 ans ba 20 ans 30 ans muy nelaw mais saa yu yeewu rek c'est parce que ravage na lépp mais nag soo ko defee ça va être des cancers des lésions précancéreuses yi nga xam ne day neex a traiter parce que nekkagul cancer donc avec la chimio très rapidement dañ koy def comme ni ko docteur Rose li ñu ko jàngalee su doon bu dee jigéen ku pari jox la moom bu boobaa dañuy teggi butit jur ba kaay bi sànni bu dee ki nga xam ne dafa toll ci jur aussi dañ koy lakk après mu continuer activité mu continuer sa procréation ñu ngi leen di woo aussi ci dans le cas du cancer du col de l'utérus
di leen woo aussi dans le cas du cancer du sein lu ñu leen di lu ñuy wax jigéen ñi mooy nañuy faral di def autopalpation ni ñu defee sa autopalpation xool sa wen boo ci gisee donj néew ñu la donj boo gis rek cancer la mais boo ci gisee donj war nga mën a dem kër docteur ñu xam ne am na donj ñu xoolal la ndax c'est bénigne wala c'est maligne kon loolu ñu ngi koy wax ñu ngi koy digtal jigéen ñi ñuy dem di def dépistage précoce moo lay aar nga dem di aussi tester say ween di xool ndax amoo doomu jàngoro parce que comme yàlla def na ne xam nañu léegi luy joxe cancer du col de l'utérus mooy papillomavirus bi xam nañu aussi que le cancer du sein c'est plutôt du côté c'est plutôt héréditaire kon ku xam ne da nga nekk ci famille bi nga xam ne dañu am cancer du sein ni ñuy faral di saytu seen bopp parce que moom le plus souvent le cancer du sein sa côté dañ koy doon daal. mbokk yi xarit yi ñu doon seetaan comme ni ñu koy faral di déggee chaque jour médecin yi dañu càmbar ci mbir gi faaw ñu dem di seetu suñu yaram ngir ñu mën a fagaru ci yenn feebar yi mel na ci cancer buntu jujukaay yi ak cancer ween ndax ni muy rey ci soxna yi bëri nañ loolu fii ci Sénégal mbokk yi xarit yi ñu doon seetaan maa ngi leen di jaajëfal ci ànd gi ngeen àndoon ak ñun di leen jox dig daje fii ak fukki fan ak juróom pour beneen émission santé mag d'ici là restez scotchés DTV et vivez la magie de la télé.